salaamaaleykum gars yi na dañoo gis ne dama wàññi tàngoor bi non du question tàng wala affaire yooyu mais boo demee Sénégal dem Dakar wër dem dans certaines régions au niveau du Sénégal da ngay gis ne réew mi dafa metti peuple bi ñooy Sénégalais yi ñoo sonn seen bopp da leen di yërëm te doo mën a dimbale ñëpp nag waaw mu nekk réew mi nga xam ne ñun phosphate lañ doon wax ak waxu gerte gi ñu dem ba à la fin nañu ne gerte gi baaxul day joxe feebar et cetera ok mais tey jii nga xool Sénégal ñuy wax waxu or waxu zircon waxu marbre waxu fer waxu gaz pétrole ak leneen mais loolu tey jii bénéficié wul doomu aadama yi yu sénégalais yi bénéficié wu leen gisuñu ko bon ñan lay bénéficier mooy ñan ma wax leen ko. mooy compagnie yi nga xam ne moom lañ jox pour ñu gérer ñu ko ñooñu lay bénéficier ñoom alhamdulilah ñoom amul problème ak ñan ak gouvernement bi waaw gouvernement Sénégal ñoom it mu ngi leen di bénéficier si ñoom te tey jii kilo suukar bu doon jël 3000 francs CFA ñoom seen yoon nekku si waaw gouvernement Sénégal ngay gis nit ñëw dugg si même pas 2 ans terrain baax Sénégal am nañ ko am nañ fa kër yori 4x4 waaw jéegoo jéeg rek ñuy doxaan kese na ku wax ñu yëkkati ay millions may la parce que du seen alal waaw alal mi nag alalu réew mi la te danañ si wax waaw dangay xool benn mbir nga xool côté agriculture moom fi mu nekk ni oubli waaw zéro au niveau de l' éducation li nga xam ne mooy base du dëkk éducation xale yi tey jii da ngay gis xale bu dem ba def CM2 mënul lire xale bu def CM2 te mënul lire Sénégal am na fa nga xool au niveau de la santé alors je vais vous dire man au niveau de la santé ce qui se passe man balaa maa day ñuy wax bien mal acquis dinaa leen wax si bien mal acquis boobu yéen waaw au niveau de la santé xoolal Sénégal li nga xam ne ce sont des fuites capitaux yi nga xam ne rek li ñuy lu tuuti rek laa lay wax si nga xam ne si li ñuy jël benn fuite de capitaux bi nga xam ne 1% de son BIP ce qui veut dire que 38% de son budget de la santé xam nga ne ñuy yërëmuñ peuple bi te loolu lu tuuti la te ñu ngi koy yóbbu nag maanaam alalu réew mi yëpp ñu ngi koy jël di yóbbu bitim réew peuple bi nag danañ gën a sonn mais ñu amuñu yërmande si doomu aadama yi le plus pire man bu may dégg ma dégg Macky di wax des biens mal acquis ku koy wax ku ne da nga war a set yow yaa ngi ne tu protèges ton petit frère yaa ngi protéger ton petit frère mais bu ñuy wax des biens mal acquis yéen ñëpp la muy yow muy Karim muy Idi muy Tanor groupe googu yëpp maanaam gang yéen ay gang ngeen yéen ay mafia ngeen gang boobu yëpp kenn setu si xam nga yéen lu leen métti nag yéen bu ngeen jëlee 5 Karim dafa jël 20 moom dafa ëppal moo tax ngay jël Karim tëj ko si biir waaw mais yéen ñëpp a jël waaw suñu alalu réew mi nag danañ si wax tant que ñu ngi fi nag danañ si wax pasar li ngeen di pasar suñu alal bi dafa doy sëkk. mais yërëm leen Sénégalais yi les gens ils souffrent au niveau du Sénégal muy kuy liggéey ak ku dul liggéey kenn kontaanul si nguuru Macky bi dinaa ko wax nag te man maay wax te dinaa wax ak keneen nag du man kese nag di ngeen gis xaaral ba si kanam beneen affaire dafa am ñuy wax assemblée affaire u góor jigéen yi ñuy wooteeg di këti bon nit ki tamit da koy waxal jikkoom Macky affaire u góor jigéen yooyu il n'est pas dedans bokku si affaire yooyu bokku si sax waaw du parti góor jigéen yooyu yëpp ay wax kese la moom kay suñu alal bi muy pasarlee di koy yóbbu bitim réew la ñuy wax mais du affaire yooyu waaw loolu lu tuuti la loolu moom kenn wax kii gu soñ beneen mbir mi ñuy ñëw mooy si yow laay ñëw yow Sapin yow Souleymane Jules Diop yow laay ñëw yow bàyyi woo kenn yow bàyyi woo Serigne bàyyi woo kenn Jean Paul Diaz na diw da doon naan ak moom whisky guddi Radisson la ñuy dem caga yow yaa leen dàq naa ne whisky fukki yoon yow Souleymane Jules Diop caga jooju yow yaa leen gën a xam kuy caga yow yaa leen ko gën a xam yow wëyu nga yow wëyu bu bon nga yow waaw balaa maa dee ngay wax gént naa biw sëriñ diw may benn ma gént may jooy man bu ma la waxee samay gént nga jébbalu si man su ma la waxee samay gént billaahi nga jébbalu si man yow ku ñàkk jom nga yow Souleymane Jules Diop Sapin waaw amul nag loo yekkul Karim Karim góor jigéen la jàpp jabar ji bett nañ ko pilote bi fenu kese te dinaa la wax góor jigéen da koy xam moroomu góor jigéen ba yow xam naa Karim dalaa bàyyi loolu moo tax nga am lu la métti di koy weer mais yéen ñaar ñëpp benn mburu foofu ko fariñ waaw yow ma ba nga dindee sa rase laa xam ne dëgg jeex na si yow amul loo yekkul Macky amul loo ko yekkul
ala nga tey jii yaa ngi toog way madame way monsieur way madame way monsieur yaa ñàkk jom te pareeguma si yow dinaa ñëw si yow waaw dinaa ñëw si yow beneen bi ñuy ñëw mooy problème mu dee xaw ma droit de l'homme lañ koy wax au niveau du Sénégal Amnesty International Human Rights ak duñ ko mën di waxee yéen ay naafeq dégg ngeen yéen ku leen dégg Sénégal ngeen wax rek affaire góor jigéen moo tax ngeen di wax musuñu leen dégg ngeen kaas droit yi nga xam ne au niveau du Sénégal si prison yi ni ñuy traité nit ñooñu si prison yi waaw chambre bi nga war a xam war a am 15 personnes ñu def ak 80 personnes musuñu leen dégg ngeen wax si duñu lekk duñu naan si biir prison kon foofu ala les droits de l'homme ala les droits de l'homme bi ngeen di wax wala yéen góor jigéen ngeen fa nekkal pour leen di kaasal te ku si dugg biir këram di nga yekk góor jigéen yi musiba waaw yéen ñu ñàkk jom ngeen tamit waaw salaamaaleykum ba beneen yoon semaine prochaine danañ ñëw na mais bi ñuy ñëw na dañuy wax si mbirum justice au niveau du Sénégal parce que dañoo gis ne justice bi moom dafa am pour les riches et pour les pauvres danañ ci wax salaamaaleykum